télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci assemblée nationale bañ fa doon natal ministre intérieur budget bi mu war a doxee député yi dellu siwaat nañu ci ñàkk kaaraange gi nga xam ne moom la ñuy dund ci réew mi lu aju ci loole moom ministre intérieur di Antoine Félix Diome indi na ci leeral indi ci ay jéego yoo xam ne état bu Sénégal def na ko fi. Stade Ngalandou Diouf ba ca Tëngéej ak fitna jafamoon démb ci match nawetaan fitna ju rëy ba bakkan rocci askan wi nga xam ne ñoo dëkkee ca HLM quartier bi nga xam ne fa la stade ba nekk coono bi ñuy dund ak jafe-jafe ak tiitaange gi ñuy nekkee bu fa match amee dinañ ko dégg ci reportage boobu Aminata Mbaare Sow moo ko defoon. kii di Lamine Dieng génn àdduna doonoon ku ñu ràññee woon ci géew football bi moom Lamine Dieng moomee génn àdduna ci juróom-ñaar fukki atam kon ana moo doonoon kan kii di Cheikh Sadibou Diarra dinañu ci indi ay leeral jëmee ci woowile wàll njiitum réew Afrique du Sud di Cyril Ramaphosa nekk ci réewum Sénégal ngir ak ngan mook njiitu réew Macky Sall ñu tekkoon ay ànd déggoo ci ne lii di Afrique dafa war a am ku koy teewal ca conseil sécurité bu organisation des nations unies ñaari njiit réew it ñëw nañu kon ci wàllu terrorisme ak ni mu lëmbee déndub Afrique bi ak it yenn réew yi nga xamante ne ji am nañu ay jafe-jafe ngir mën a xeex ak terrorisme. touriste ak saison bi ñu ubbi ci réew mi loolee ci jamono joo xamante ne ji ñoo ngi dégmati lii di variant Omicron ci woppi Covid 19 bi laaj bi di ndax ak variant bu bees bi dellu siwaat dina mën a tax kon lii di tourisme bi dem ak dox gi ñu ci bëgg mën a am ginnaaw ay jafe-jafe yu mu dund ci vague yi fi jot a jaar ci woppi Covid 19 ji dinañu seeti ñi yëngu ci wàllu tourisme ak nañu koy dundee mbokk yi lii mooy di fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxirlu ñu faram-fàcceel leen ko. Antoine Félix Abdoulaye Diome ministre intérieur wooteel nañu ko tey jii ci assemblée nationale budget mu di budget ministère de l'intérieur waaye ca jamono ja ñu koy woote député yi ñu ca bari dellu si nañu ak moom ci ñàkku kaaraange gi nga xamante ne ji ñi ngi koy dund ci réew mi moom Antoine Félix Diome dellu si waat ci wax li ci état bu Sénégal liggéey ak lam ca fas yéene liggéey ngir kon askan wi mën a dund ci seenu afiya ñu teewlu kàddu ministre intérieur ci micro Lamine Fall. foo dem léegi ci réew mi yaa ngi gis ñi ngi ubbi ay commissariat ñi ngi ubbi ay brigade gendarmerie force de défense et de sécurité yi ñi ngi leen di dooleel ndaxte li nga xamante ni mooy rôle état te ci loolu la ñuy taxaw mooy ñëpp am jàmm nag bokk na ci li koy joxe ñu indi kaaraange bu mat sëkk ci nit ñi ak ci seen moomeel moom la tubaab di wax protection des personnes et préservation de leurs biens ci loolu la ñuy dox parce que ci loolu la ñu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall loolu la ñu sant pour ñu def ko te saa su nekk si lañ nekk ma bëggoon leeral foofu tamit nii bu fekkee xayma nañu diggante daaw ak ren li nga xamante ni moo fi jàll ci wàllu sécurité en 2021 bu ñu xaymaa premier semestre bi ñu comparé ko ak juróom benn weer yi mujj ci atu 2020 dañu gis ni li nga xamante ni mooy insécurité dafa deltu ginnaaw te ci nattukaay bi ci statistiques yi dañu wax ni deltu na ginnaaw ba toll ci 52,98%. am nay gox yoo xamante ni am na attention bu gën a ngand boo xamante ni dinañ ko ci indi gis nga député yi faral nañu di laaj ci wàllu lamb ji ndax soo ñëwee tey arène nationale dañu seetlu ni saa yu lamb tasee léeg-léeg dafay am ay agression ba tax na ay matukaay yu bëri dañ ko ci jël matukaay bi nga xamante ni moo njëkk ci li ñu jël mooy dañ fa indi benn détachement wu GMI boo xamante ni en permanence foofu lañ nekk. tàggat yaram geeg fitna ji ñu ko nimi ko fan yile dégg nañu bërki démb fitna ju amoon ci arène nationale lu ko jiitu dañuy dégg fitna ci wàllu tàggat yaram bi ci mujj di la xew démb ci stade Ngalandou Diouf loolee nag ci gis-gisu ñi nga xamante ne ji ñoo yëngu ci wàll wàll bokk na ci askan week seenu doxalin ki nga xamante ne ji moo di Mbaye Jacques Diop di kuy xelal jëwriñ ki ñu dénk wàllu tàggat yaram conseil technique la fa gis ne daal faaw dañuy jël ay daan yu tar teg ko ngir jëf ju ni mel ñu mën ko fay jëlee kàddu yu Mbaye Jacques Diop la ñuy déglu ak Cheikh Sadibou Diarra. bi am temps yi ci sport bi dafa doy waar mais soo xoolee c'est le reflet de la société parce que violence bi dafa am à tous les niveaux dafa am même au niveau verbal au niveau agressif au niveau même te mais lu ko indi nag c'est le politique qui l'a amené ñoom seen stade am na caméra ñun arène nationale am na caméra war na su làmb amee war nañu mën a dem xool visionner tous les caméras ñu xool ñan ñooy fautif yi mais balaa boobu war nañu fuy nekk une fouille systématique wala boog tëggkatu sabar beeg
supporter beeg amateur bi ba ñuy dugg ñoo am ay fuy yoo xam ne loo mënti am lu am objet bu dul sa caabi oto wala sa bu nekk mënoo ko fa dugal. ñu xool instruction judiciaire autant pour moi ñu xool mbir yi fan la sooxee ak ñan la comme ça ñu situer les responsables bu ñu situer responsabilité il faudrait aussi que mu am ay sanctions du doon rek ay sanctions pécuniaires du doon rek ay sanctions administratives wala ay sanctions sportives il faudrait que mu am sanction pénale ñu xam ni sanctionné ni ñu xam ni dëkk bi dëkk yoon la. mi ngi noonu kàddu yu Mbaye Jacques Diop jëm ci leeral ci woowile wàll ni ma leen ko junjee sànq ci bopp xibaar yi mu di lu aju ci stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej ak fitna ji nga xamante ne ji moom lañ fa nemmeeku naka démb stade ba nekk ca quartier HLM askan wa fay dund nekk ci ak jaaxle nee nañu daal bu fa xew-xew waree am moo xam nawetaan la seenu fit du toog ndax fitna ji ca mën a juddoo ci seen gis-gis nag war nañu cee jël ay matuwaay ngir ñoom it ñu nekk ci seen jàmm des na ci dikkaat ak yéen ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak ki nga xamante ne ji moo di Aminata Mbare Sow ñu waxtaanee leneen mu di génnuk àdduna Lamine Dieng ne woon jamono entraîneur moom Lamine Dieng génn na àdduna ci juróom-ñaar fukki atam lu aju ci doxalinam ak taxawaayam ak nu ñu ko xamee Cheikh Sadibou Diarra dana ci dikkaat ak yéen ci yeneen jotaayu xibaar leneen ci wàllu xibaar di président bu Afrique du Sud nekk ci réewum Sénégal ngir ak ngan moom Cyril Ramaphosa ak njiitu réew mi Macky Sall seen gis-gis daal mooy jot na ci Afrique mu am ndaw lu koy teewal ca conseil de sécurité bu organisation des Nations Unies dellu si waat nañu ci ngan gi waxtaane néew doole goo xamante ne ji yenn réew yi Afrique yi néew nañu ko doole ci xeex ak wàllu terrorisme Pafara Ñinga. place Afrique ci conseil de sécurité bu ONU lu nu mel bokkoon na lu ñaari njiitu réew yi daal di waxtaanee Macky Sall ak ganam gi nag jàpp nañ ne injustice bi nu mel dañ ko war a corriger. pour arriver à une réforme qui permettra. danoo war a yegg ci ab réforme boo xam ne Afrique dafay am ñaari siège foofu ca conseil de sécurité bu ONU am droit de veto loolu nag mooy position bi nga xam ne jàpp nañ ko ne réforme loolu la war a am consensus nag am nañ ko jamono ji sax am na ñetti place foofu ci biir nous avons déjà trois sièges de membres non permanents qui tournent au sein du continent. As the African continent on reform of the UN Security Council. Afrique continent bu mag la am 1,3 milliard de personnes dañ ko war a respecté moo ab membre ci conseil de sécurité bi am droit veto li nu mel injustice dëgg la. People's views and thoughts cannot be heard at that high level. lu jëm ci wàllu kaaraange ak li nga xam ne moom moo nekk xoqatal yi loolu tamit waxtaanee nañ ko. Nous avons des pays qui sont pas en mesure dans la plupart des cas dëkk yoo xam ne défendre leur propre territoire face aux menaces terroristes. Il faut donc une action globale d'abord au niveau de l'Afrique, c'est ce que nous avons essayé avec l'architecture commune pour ce qu'on appelle la force en attente. La force africaine en attente, c'est près de 25 000 soldats qui sont entraînés à partir des États et des régions. Just don't want as Africa to continue being dependent on other countries and other nations. We want to be self-reliant. kon Afrique nag dafa war a taxaw jaamarloog menaces yi ñu mel force bu mag lañ war a am. Call has been made that the TRIPS provision. Macky Sall ak Matamela Cyril Ramaphosa ñoom nag daan nañ wax bu baax a baax li nga xam ne war nañ ko yokk ci wàllu coopération ci domaine yu bëri. Ma satisfaction pour la qualité de notre coopération bilatérale, coopération bu yaatu lañ ci am ci nag ci wàllu transport aérien bi ci promotion protection la promotion relation yi am nañ ko investissement yeeg ci wàllu des investissements, la défense, l'agriculture, ak art la culture et les arts, mel daal boo nañ ainsi ko que l'exemption de visa pour les officiel passeports officiels. ci biir ngan gi nag jot nañ ci signé ñoom ñaari président yooyu lu toll ak ñeent ci accord jëm ci wàllu consultation politique ak commission mixte ci coopération wàllu wér-gi-yaram wàllu napp ak li nga xam ne moo nekk aquaculture. ndaje ngi muñ doon amal ca Cap Skirring ay kàngam di universitaire seqoon ko lañ ca doon waxtaane moo di jàngat boo xam ne def nañu ko ci ñi Covid 19 tëral ba ñu dem ci centre de traitement yi ak ñi nga xam ne ñooy agent de santé fa doon nekk ak ñoom léeg-léeg yëf yi da leen di yóbbu ci melokaan woo xam ne dafay doy waar Boubacar Diassi. denc bu ñu daan denc képp ko amoon Covid 19 ci centre de traitement des épidémies yu nguur gi ubbi ci Sénégal wërngal këpp fekk mbasu Covid 19 mu ngi amoon doole ci suñu réew daanaka amoon na ay njeexital yu metti ci yenn maladies yi waaye ci ñenn ci ay agents yu doon liggéey ci yooyu le centre de traitement des épidémies ba tax na ñenn ci ay malades demoon nañu bay bëgg xaru
waaye it liggéeykat yi am coono ju jéggi dayoo mu doon coono bu ñuy woowee épuisement professionnel extrême ñu gën kaa xam ci tuuru burn-out. lu ni mel la ñu mën a jàpp ci ab étude scientifique bu ñu réalisé te daal di ko présenté fii ci teewaay ay scientifique yu bari waaye it ay universitaire. wax bi effectivement maanaam am na ñi nga xamante dañoo am ay problèmes psychosociaux yi nga xamante aggravé par Covid bi maanaam bu ñu leen jëlee di leen isolé day tax ba li nga xamante ne moo nekkoon seen biir mën a génn te loolu mën a dem ba jur ñu bëgg a xaru maanaam dañuy am dépression parce que personnel bi dafa demoon ba sonn ba am moom tamit ay problèmes psychologiques ñu ñuy naan ak sonn bu ñuy naan burn out. rencontre scientifique bii mu ngi am ci Cap Skirring te UFR sciences de la santé bu université Assane Seck bu Ziguinchor ak kuréel bi ëmb képp kuy professionnel santé publique ñoo ko fi organisé ñu profité ci gii leen ndaje ngir wane gën kaa néew téeméeri étude ak rapport yi nga xamante ni bu ñu paree bépp sénégalais bu leen soxla daanaka mën na cee jot. yemul rek ci ñun chercheur dañu naan alors ñi nga xam ne ñoom ñoo sóobu ci liggéey bi médecin chef de région yi médecin chef de district yi organisation non gouvernementale yi ministère de la santé nañu ñëw ñu waxtaanee mbir mi mu bañ a nekk rek xalaatu ay jàngalekat ak ay chercheur mu nekk loo xam ne lii danañ ci jëlee njëriñ pour mën a gën a xeex Covid. ngir ñu mën a présenter ak i wane li ma téeméeri étude ak rapport ci diiru ñetti fan dong ñu amal gii leen ndaje dañu daal di wéeru ci présidence de la république organisation mondiale de la santé waaye it ak képp kuy partenaire UFR sciences de la santé bu université Assane Seck bu Ziguinchor. lii di saison touristique bi ubbi nañu ko keroog waaye fi mu nekk ni xel da cee tàmbalee tey li tax moo di ci jamono ji ñu ko ubbeeg ci jamono ji ñuy dégg ne lii di variant omicron bi ci Covid 19 bi dugg na ci Sénégal daanaka benn la loolee tax nag ñuy ragal ndax woppi Covid 19 ji du salfaa ñëwaat secteur touriste fii ci réewum Sénégal ginnaaw ay jafe-jafe yu mu dund ci vague yi ñu weesu ñu ànd ci ak Ousseynou Diop. ci Sénégal ginnaaw ba ñu gisee li nga xamante ni mooy variant bi ñu duppee Omicron acteurs touristiques yi ñu ci bare dañu jaaxle am itam tiitaange ci seen ëllëg. lii ñu dégg bëgg démb xaw nañu tiit nañu mais quand même ñu ngi garder espoir ba léegi parce que bi affaire bi amee nekkoon nañu ci situation yu difficile situation yu metti mais avec les autorités les populations. ñoom ñi nekk ci diwaanu Ndar Géej ñaari at daan nañ koy toog liggéeyuñu la ko waral nag di Covid 19 bi waaye nag ginnaaw ba ñu lancé woon saison touristique bi ñu ci bari ci ñoom amoon nañu yaakaar waaye nag seen yaakaar googee ci seen i kàddu dafa yàkkeeku te li ko waral mooy variant Omicron bi. c'est woon di am ay bunt yu nu mën a génne ci situation bi passé nii ak pandémie bi amoon ay xel yu rafet noonu mais. bi nu annoncé variant bu bees bii nii dafa xaw a commencé waat di nu jaaxleloo indiwaat ci période jaaxle bi. ci réewum Sénégal lii nga xamante ni dafa jëm ci wàllu tourisme dafa xaw a taggatémbe liggéey ba doxatul touristes yi itam gisatuñ ko ñu ci bari sax jàpp ni boo moytul secteur bi dina gën am yeneen i jafe-jafe. inquiétude nag te Covid bi sonn nañu trop te xamuñu fu ñu jëm exactement ndax jour bu nekk da nga am information bu bees. variant Omicron bi dugg ci Sénégal ay cas ñu daal ko fiy gis ñi nga xamante nag ñoo yëngu ci secteur tourisme bi ñoom seeni bopp jaaxle jamono jile la ñu def. waxtaane wàllu njënd ak njaay ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu foirub Ndakaaru ubbi nañu ko tey ji mu di njëndam njaay moo xamante ne ji ponk bi ñu ci jàpp ren mooy fexe ba gën a dooleel agro business ngir ak yokkute gu lale ci wàllu koom ak dundinu askan wi te muy lu sax ren ji nag réewum Pakistan moom la ñu tànn neggan gi jàppale nit ñi exposé ci forum Ndakaaru fàkkal nañ leen pàkk bu toll ci fukk ak ñett ci ay junni mètre carré Aminata Ndiaye. jëwriñ bi ñu dénk njënd mi ak njaay mi directeur u CICES maire bu ville bu Ndakaaru ak yeneen kilifa yoo xam ne ñëw nañu teewe si ci bi ñuy ubbi foire bu Ndakaaru atum ren nag ñu ne exposition yi dinañ ko yaatal ba mu ëpp fukki junni ak ñett ci mètre carré ci yaatuwaay. ba ñu waxtaanee ak département de l'agriculture waxtaan ak département de l'élevage ñu ne thème bi kat incha allah dinañ ko indi. waaye di wax ni édition bii am na 10 délégations gouvernementales yu fi ñëw am na ñaar fukk ak juróom-ñeent nationalité yu koy fekkee dañu jàpp ni war nañu changer
image yu FIDAK mooy image yu Sénégal. foire bu Ndakaaru nag at mi ñu ne dañ ko bëgg a soppi indi ci programme yu yees. lu ñuy def mooy waxtaan ak acteur secteur informel bi ba nga xam ne bu ñu ñëwee yenn comportement yi duñ ko am fi am en tout cas professionnaliser daal mooy ñu fexe ba nga xam ne aire d'exposition yi ñu indi si loo xam ne ni ku ñëw di nga xam ne ni quand même y a du sérieux loolu tamit di wax ni événementiel la ñuy def dañuy déglu ñi nga xam ne dañ fiy ñëw. ci noonu nag ñu ne jëflante gi dinañ ko gën a yaatal am na sax lu ñuy séenu. lu jëm ci organiser ay salons spécialisés waaye aussi ay foire ak salon ci biir dëkk bi loolu nag dafay nekk occasion pour ñu wane li nga xamante ne moom la sénégalais yi di créer ndax léeg-léeg danañu créer yenn nii waaye nit ñi ñëpp duñ ko xam donc outil de promotion la dina mën a jaay production ñooñu bu ko defee état bi gën leen jàppale waaye aussi képp ku soxla ci li ñuy defar nga mën a cee jotee. ci diiru ay bés nag Ndakaaru dina dalal ay gan 26 ñeenti réew yoo xam ni dinañu bokk ci foiru ren bi invité d'honneur bi nag atum ren mooy réewu Pakistan. dëkk bii di Sokone nekk ca département bu Foundiougne kilifa yi ko jiite am nañuy pexe ngir seet nañu tàggale askan wa ak mbalit loolee nag ginnaaw lëkkaloo boo xam ne def nañu ko ak benn dëkk bu nekk ci réewum Belgique ngir mu jàppali Sokone ci wàllu mbalit mi loolee ñu jàpp ne programme la boobu 2017 ba léegi ñoo nga ca di ko doxal jaare ko nag ci agence de coopération décentralisée bu Sokone Aminata Goudiaby ci ay leeral. Sokone zéro ordure Sokone zéro déchet plastique Sokone ville verte ay slogan la yoo xam ni autorité municipale yu Sokone ñu ngi koy waxtaanee ay at a ngi nii ci loolu sax am na ab partenariat bu ñu signé atu 2017 ba léegi ci lu jëm ci ni ñuy xeexee mbalit mi foofee ak benn ville bu tudd Zams bu nekkee ca Belgique liggéey bi ñu ci def nag am na solo suñu sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ca mairie ba. slogan bi dafa war a nekk loo xam ne ñëpp dañ ko war a def seen occupation tey jii bu ñu setalee goxaat yi loolu wér-gu-yaram suñu wér-gu-yaram la ñuy sàmm kon ci fànn réalisation rek population yi ñoom ci seen bopp xam nañ ne fii yëf yi yëngatu na parce que maire daf ko def priorité tey ji am na diwaan boo xam ne boo demee foofu ni nga ko tuddee promenade de Sokonois waaye foofu dépotoir d'ordure la woon seetal nañ foofu ba transformé ko def ko place publique mu nekk promenade de Sokonois. ñoom nag nee ñu mbalit bi nga xam ni moom la ñuy tonni wala sax plastique yi nga xam ne moom la ñuy for ngir di jéem a seetal dëkk ba duñu ko sànni dañ koy recycler di ci defar yeneen i matériel. dañu sukkandiku ci gis-gis bu bees ci mbirum yorinu mbalit gis-gis boo xam ne mairie Sokone moo ko tabax gis moo nekkoon mbalit or la Sokone nag daf ko gëm moo tax bañ ko jëlee ci kër yi ko ci dépotoir ba ñun fii dañu am unité de broyage plastique boo xam ne unité bi su jëlee plastique bi da koy toj broyer ko ci machine yi ba pare def ko ci ay saaku yóbbu ko Dakar waare ko place dañ koy suppali poubelle jaay si waat ko Sokone mais fi poubelle bi di jaaree 6 000 par exemple poubelle bi ça nous revient à moitié prix la ñu nar a dikkee. te nee ñu nag at bu jot xaalis bu am solo la ñuy génnee ngir def ko rek ci programme bu ni mel maanaam xeex lépp luy mbalit ak itam plastique foofee ci commune bu Sokone. ay formation ci loolu lañ tàmbalee yokk ci nag jumtuwaay yi teg ci charrette yi teg ci ay mbaam teg ci personnel bi nga xam ne moo ciy liggéey teg ci ay auxiliaires yoo xam ne seen liggéey du lenn lu dul yee askan wi ci pas-pas ak taxawaay bi ñu war a am ci mbirum mbalit enfin mujjee ko nag jëndum camion bu xawoon a cher sax ñëpp di ko gis tey muy wër dëkk bi di for mbalit bi ak charrette yi. ville bu Sokone nag mook ville bu Zams nekkee ca Belgique dafa am jumelage bu dox seen diggante atu 2003 ba léegi waaye nag programme bi nga xam ne mu jëm ci ni ñuy xeexee mbalit mi foofu atu 2017 bi lañ ko tàmbalee ñoom nag ab forum la ñu organisé woon ak askan wa yeewoo foofee ca Sokone ngir gën leen a expliquer lan la programme bi wundoon ci biir dëkk ba. Aminata Goudiaby leneen mu di transporteur yi grève bi ñu fi doon def fan yi teñ ci sàkku saafara nees di def ba saafara boobee taxaw doon lu wér péng lu ne mi tax na au conseil dialogue social di xamle ne dana am comité de suivi boo xam ne danañ ko teg mu dajale au conseil boobee ak ministère yi nga xam ne ñoom la yëf yi soxal ak it syndicalistes yi doon grève ngir xool seeni ñaxtu nees di def ba lijjanti ko ak it saytu ko ba lépp mucc ayib Innocence Ntap Ndiaye mi jiite au conseil dialogue social ma nga woon ca diwaanu Kees ngir doon daje ak ña fa nekk di syndicaliste te yëngu ci wàllu transport Cheikh Anta Diop la ñu ci àndal ci ay leeral. au conseil dialogue social am taxawaay bu am solo boo xamante ni def na ko ci syndicaliste yi yor wàllu transport gere woon fii ci réewum Sénégal. sant yàlla bi ñu xamee ne lépp ci waxtaan la xëj ma ciy sant góor a xuma ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi moo di Giro secrétaire général CNTS mu jàpp ci. Bay la Sow nga xam ne sax nekkul Sénégal ci beneen réew la nekk mu jàpp si muy ITF yore
benn syndicat boo xam ne liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci transport dans l'Afrique francophone muy Bayla Sow fii la nekkoon après mu nekk léegi Abidjan mais ñu jàpp si ba toogaay am. am na loo xamante ne sax waxtaane nañ ko ba daañu ko topp ba lépp loo xamante ne chauffeur si teg nañu ko ñu mën ci indi saafara. xayma protocole bi am kuréel bu ministre bi teg jiite ko moom ak yéen ay naataangoom au conseil bokk si pour ñu mën a poursuivre la réflexion xool naka la seen revendication yi yëpp épuisé mais président de la république da si jàpp ndax décret ci boppam la jël pour fixer les points pour contrôle corridor yi mu jëlaat encore jox ndigal ministre yi ñu jël benn arrêté ñoom tamit ñu tënk ko signé ko ci saasi ba syndicat yi am lu ñu téye syndicat léegi ñoom nañ lay wax sax naan doo revendiquer lépp nga am lépp ci saasi donc ñoom am nañ léegi beneen posture donc ñoom dañuy jël après ñu dàqewaat li ci des waaye sant yàlla bu ñu comprendre loolu. ay syndicalistes ay partenaires sociaux ak Haut Conseil du dialogue social ñu ngi fii ci diwaanu Thiès ñaari fan nag daañu ci waxtaane lu tàggat leen lu jëm ci wàllu dialogue social. syndicat autonome pour développement ak éducation formation di SADEF nee nañu altine ji di ñëw daañu jébbale seenub préavis ñoom nag seen plan d'action kon danañ ko tàmbale doxal ñoom jàngalekat yooyee fas yéene sol takk ay sagar yu xonq toftal ci géréw total talaata fukki fan ak ñeent ak àllarba fukki fan ak juróom ci weeru décembre ñoom syndicalistes yooyu li ñu bëgg daal moo di accord yi nga xam ne doxoon na seen diggante ak gouvernement bi ñu daal di koy jëfee ca Kaolack la ñu yëkkate yooyu le kàddu ci tournée bu ñu fa doon amal des ci ànd ak Pape Mbaye Diawo. syndicat autonome pour le développement de l'éducation et la formation ñoom nee nañ mënatunoo xaar li nu bëgg rek mooy gouvernement bi daal di jëfee accord yi nga xamante ni moom la ñu signé woon ci loolu sax ñoom annoncé nañ ay grève totale yoo xamante ni war nañ koo amal ci Sénégal gépp dañoo gis ne jàngalekat dañu am ay problème te problème yooyu ba léegi gouvernement jéemu ci dara les lenteurs administratives sont là les accords signés non appliqués loolu moo tax ñun ñu jóg tey fas yéene sumb xeex ak gouvernement du Sénégal pour que à partir du lundi 13 ñu démarrer le plan d'action par un port de brassard rouge sur l'étendue du territoire national bu ñu jógee ci loolu ñu teg ci ñaari fan muy le mardi 14 ak le mercredi 15 décembre ñu teg ci ñaari fanu grève totale nga xam dañuy paralyser système bi pour que le gouvernement du Sénégal règle problème jàngalekat yi. ci jamono joo xamante ni nguur gi mi ngi yokk at yi ak allocation de retraite ci yenn ci liggéeykat yi booba jàngalekat yi ñu ngi dund jafe-jafe yu metti Mbaye Sam di sàkku ci nguur gi mu yemale liggéeykatu état yëpp. dégg nañ ne président jël na ay mesures yokkal ñenn catégorie yi naam dañ koy rafetlu mais dañoo bëgg également que loolu président def jagleel ko ñenn catégorie yi mu jagleel ko jàngalekat yi jël seen retraite yóbbu ko 65 ans ndax jàngalekat à 60 ans déjà day nekk opérationnel toujours pour que bu ñu demee retraite ñu mën a nekk ci conditions yi normales également système bi mën a dem fu sori également. syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation ñoom nag di amal seen plan stratégique de travail liñ ci jublu rek mooy fexe ba jafe-jafe yi nga xamante ni moom la jàngalekat yi dund ñu mën koo saafara. Pape Mbaye Diaw jërëjëf mbokk yi ne jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h xibaar yi dina dellu siwaat ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.